waa kon bu kenn dellu ginnaaw fi réew mi tollu bàyyi bu warul kennoo bu kenn dellu ginnaaw fi réew mi tollu bàyyi bu warul kennoo waay jàmbaar jàmbaaroo jàmbaare ñu ne foo mën a tollu waxal sawaar bu kenn dellu ginnaaw fi réew mi tollu bàyyi bu warul kennoo jàmbaar jàmbaaroo jàmbaare ñu ne foo mën a tollu waxal sawaar jàmbaar jàmbaaroo jàmbaare ku ne wala di nga fi dégg ci fulla déggil fayda dundee jom ma ni ku ne wala di nga fi dégg ci fulla déggil fayda dundee jom ouvrier baykat sàmm ni na bëggat kan doole Sénégal ñu ñoo di askan wi sonn nañu ñu ngi leen di wóoloo asalaamaaleykum waa Njaarim asalaamaaleykum adduna bi comité d'organisation festival des enfants am na mbégte ñëw créé fi benn plateau tey pour wax ak askan wi événement bi nga xam ne moom lañ dëgmal événement bi nag bala ñu siy ñëw dañuy njëkke si ki nga xam ne moom moo koy organiser muy entreprise Diaw Bache nga xamante ni ki ko créé mooy Mamour Diaw créé ko en 1996 alors entreprise boobu di yëngatu ci ay location matériel bâche type ak yeneen di yëngatu ci son et lumière di yëngatu aussi ci ay événements yu bëree bëri ci noonu la créé benn festival bu ñuy wax le festival des enfants du Baol alors bii nekk le deuxième du genre boo xamante ni ren en 2021 dina am incha allah rabbi à partir du 22 décembre ñi nga xam ne ñoo composé festival des enfants comité du festival des enfants nag muy le président bi nga xamante ni président directeur entreprise Diaw Bache di Mamour Diaw toog nii sama càmmoñ ki nga xamante ni mooy le coordonnateur du comité nekk Suka Diop nekk fii sama ndijoor ñu ànd ceeg soxna Penda Cissé mi nga xamante ni ak Baara Ngom ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor communication alors li may def léegi mooy damay njëkk a jox le président directeur général entreprise Diaw Bache mu ñëw ak yéen mu nuyoo d'abord ñëw ak yéen ci événement bi salaamaaleykum maama. waaleykum salaam Sène ñu ngi lay nuyu di nuyu waa comité d'organisation festival des enfants yëpp di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan yëpp aussi di nuyu ñi nga xam ne ni ñoo nekk établissement Diaw Bache di naan comme ni nga ko waxee sànq rek li nga xam ne ni moom moo sabab li nga xam ne mooy festival des enfants du Baol déjà déparé na ci établissement Diaw Bache établissement Diaw Bache benn entreprise la boo xam ne mu ngi yëngu ci affaire événementiel lépp loo xam ne nii moo jëm ci ngénte ceet meeting ak lu mën a doon aussi ci affaire événement ñu ngi koy yëngu ci au niveau local au niveau national ñu ngi yëngu partout aussi ci loo xam ne nii aussi mooy yëngu ci wàllu lii beneen bi it mooy ba nga xam ne établissement Diaw Bache juddu na li dem ba sabat mbir mi aussi mooy jamonoy 2018 jàpp 2018 fin 2018 laa doon ànd ak sama njaboot ak njabootu Suka ñu ànd di dox ci dëkk bi yàlla dogal gisuñu benn cadre boo xam ne ni am na benn yëngu-yëngu fa lay xale yi war a yëngoo ñu toog ma retourné encore ci kër ga ñu toog jàkkaarloog télé bi di seetaan mais gisuñu li nga xam ne moom la ñuy xool mais yeneen dëkk yi di bénéficier wu par rapport ak li nga xam ne ni moom la ñuy dund mais ñu xool ni ma dalee aussi dalee na ko yeneen njaboot ma xëy mu choqué ma xëy encore sa suba sa toog waxtaan ak le coordinateur waxtaan ak Suka Diop ñu toog waxtaan ak waa entreprise bi ñu xam ne aussi lii ñu choqué nii war nañ mën a fexe ba génn si noonu lañ déroulé li nga xam ne ni mooy commencement démarche yi ba tax
ñu taxawal festival des enfants du Baol. jërëjëf Diaw bon dinañ ñëwaat dinañ dikkaat si yow mais dañuy dem ci Souka Diop Souka yow nga nekk le coordonnateur du comité d'organisation nga ñëw ci objectif d'abord festival des enfants bi ak aussi ànd nañ ci ay partenaires yooyu ñan la. donc ñu ngi nuyu téléspectateurs yi di nuyu le comité d'organisation du festival des enfants du Baol di nuyu population Diourbel yëpp nga xam ne si vraiment tey bu festival bi accès fii ñoom ñoo koy kii ñoom ñoo ko waral. li ñu ci wax rek objectif festival bi maam am na lu ñu ci brosser parce que seetlu nañ ne bu 31 jotaay Diourbel du am benn cadre bu nga xam si xale yi dinañ fa mën a épanouir loolu moom du ko dund bu ñëwee ñu waxtaan si ñu ne nan leen def ba organiser benn bés bu nga xam ne si wala benn fête bu nga xam ne si xale yi dinañ ci mën a am ay cadeau waaye xale yi aussi dinañ ci mën a gis seen bopp. loolu ci leen dem waxtaan ak quelques personnes yi nga xam ne si ñoo nekk ci biir dëkk bi. moo xam ay autorités administratives politiques ak ñi nga xam ne si aussi ay chefs de service déconcentrés de l'État la surtout ñi ngi yëngu ci wàllu éducation ñi nga xam ne si dañuy yëngu ci wàllu culture ak yeneen yi ñu waxtaan ci ñoom boobu fekkoon na ñu am idée organiser le festival te objectif bi ci ëpp solo mooy fexe ba buñ ci àggee xale yi Diourbel comme ni ko yeneen dëkk yi di ko defee ñu bokk comme feete comme ni ko xale yëpp di feete ba noppi aussi permettre aussi aux parents yi nga xam ne si ñoo nekk Diourbel képp ku nga xam ne si da nga bëgg a bégal sa doom nga ànd ak moom bégal ko parce que bu ñu demee ba fin décembre toujours kenn ku si nekk li ëpp solo mooy fexe nan ngay fexe ba bégal sa doom loolu nag ci leen waxtaane aussi ak yenn responsable ak yenn kilifa ak ñi nga xam ne si ay chef de service la ak ñeneen ñi nga xam ne si techniquement ñu encore accompagne ñu jox ñu ay orientation ba tëgg le festival des enfants du Baol mu nekk nag un programme bu nga xam ne si bu large la parce que le festival des enfants du Baol nemul ci organiser cadre pour xale yi rek mais amaale na foire amaale na ay activités culturelles amaana lépp lu nga xam ne si dafay toucher le développement de la ville donc loolu moo nekk objectif te objectif bi ci ëpp solo mooy fexe ba bu ñu tolloo comme ni ko yeneen dëkk yi nga xam ne si dañ koy feetoo Diourbel aussi feetoo ko mais aussi xale yi aussi mën a bégg donc loolu moo nekk ci kaw loolu aussi bi ñu koy commencé peut-être lu xawoon ndaw la mais bi ñuy dem ñu gis ne dëkk bi yëpp ñu ngi koy béggee deuxième chose mooy partenaires yi nga xam ne si moo nekk surtout les entreprises ak organisations yi nga xam ne si ñoo nekk Diourbel yëpp ñëw nañ accompagne ñi si ëpp ñëw nañ accompagne ñi ci programme bi mën nañ ci lim yu bëree bëri ñu ngi ci tàmbalee si Dio Group C1000K C1000K les Moulins du Baol IMD ak structure de rajo yi nga xam maanaam structure yi nga xam ne si ñoo wër affaire presse ñoom ñëpp ñi ngi si mën nañ si aussi d'autres structures comme lu mel ni ASADEP lu mel ni ISFOS ak bari na yi nga xam ne si ay structure lañ nga xam ne si ñoo nekk si biir dëkk bi maanaam ñoom ñëw nañ accompagner nekk ay partenaires officiels du festival des enfants du Baol loolu rek dafay tekki ne ñun li ngi def population bi ñu ko mais aussi entreprise yi nga xam ne si ñoom ñi nga nekk ci dëkk bi ñi ngi gis li nga njëriñ li nga xam ne si ñooy def surtout aussi pour accompagner les enfants parce que ñoom déjà nangu nañoo nekk partenaire mais aussi dañuy accompagner ci lépp lu nga xam ne si mooy déroulement du fonctionnement ak déroulement programme bi nga xam ne si mooy le festival des enfants du Baol. donc loolu mooy li nga xamante ni mooy le programme du festival des enfants du Baol alors partenaires yooyu mu fi lim nag am na si ñoo xam ne jot nañ fi teew te incha allahu rabi ci kanam tuuti dañ leen yéegi ci plateau bi ñoom it ñu wax lan moo tax ñu bëgg a ànd ak Diaw Bache donc accompagner ko ci événement boobu. mais bala ñuy ñëw si partenaires yi dañuy jox Soxna Penda moom mi nga xam ne en tant que enseignante bii nekk deuxième édition boo xamante ni moom dafa participer de plein pied si comité d'organisation bi xam li ci xew yëpp Soxna Penda festival des enfants ñu koy démarrer le 22 décembre incha allahu rabi alors bu ñu xaymaa bu baax maanaam Diaw lim ci def ci ay moyens bari na trop. est-ce que yow nan nga xalaatee événement boobu nga xamante ni Diaw dina dépenser xaalis bu bari mais mettre ko à la disposition des Diourbellois et des Sénégalais yi nga xamante ni aussi période boobu ñu leen fekk à Diourbel. merci beaucoup Sène comme ni ko ñëpp defee rek maa ngi nuyu population Diourbel wax dëgg yàlla di nuyu Baol en général parce que defe naa bu ñu nee festival des enfants du Baol dama naan ça prend en charge les 3 départements. donc à savoir Diourbel, Mbacké et Bambey et Touba aussi donc di leeral loolu di wax ni aussi par rapport à l'entreprise Diaw Bache man foofu laay commencer parce que saa su ne dama koy wax xam nga nit bu nekkee ci dëkk di fa def te di fa def loo xam ni
dama naan tey jii lii ñu toogee di fësalee le festival des enfants du Baol dañu waroon def ay plateau di fësal liggéeyu entre bi Diaw Bache parce que nag li ñu def ci dëkk bi wax dëgg yàlla dafa am solo un promoteur comme Diaw Bache bi nga xam ni dafa créer une entreprise avec des gens enrôlés ñoo xam ni jël na leen ay jeunes de cette ville jël leen di leen fay ay salaire te man personnellement Penda nekkuma entreprise Diaw Bache mais xam naa traitement bi Diaw Bache di traité ay employés en plus de une action sociale de solidarité boo xam ne à chaque fois moom mooy gën a fës ci seen liggéey à chaque fois dama koy wax loolu c'est à magnifier te loolu dañ koy rafetlu te man de personnellement Penda loolu moom moo tax biñ ma coopté ci comité d'organisation bi ma nangu cee dugg parce que man toujours dama koy wax man su fekkee ni kiy jóg di def mbir mi la muy def ak nam koy fësale ak moom socialement sa position sociale su ma ca amul lu ma doy rek du ma ca bokk et j'ai été convaincue par le festival des enfants du Baol ndaxte kat man dama def presque 20 ans 19 ans dama ko def dans la protection de l'enfant def presque 20 ans dans l'accompagnement des femmes def 20 ans dans des actions de développement donc lii initiative la boo xam ni keroog maa ngi koy wax Baol Mor Sène ci Baol Times ma ni ko képp kuy autorité fii ci dëkk bi festival des enfants du Baol da nga kaa war a def sa festival da ngaa war a approprier wu projet boobu jëmmal ko dëggal ko fulaal ko faldaa ko parce que dafa am solo te ñu seetlu ni aussi surtout pour la première édition je me rappelle c'était en 2019 mais c'était pas évident autant pour l'organisation et même pour l'acceptation que les populations am ci festival bi dañ ko safante lool ça il faut qu'on ose le dire dañu ñàkkaloon fu la ñàkkal ñu fayda et je pense que tey rek démb rek maa ngi ci ñu ngi doon waxtaan ak Diaw Bache c'est vers la fin vers le 29 le 30 la nit ñi di ñëw on a reçu des gens yoo xam ni dañoo ñëw jóge fee ñëw ni ñun kat dañuy bokk ñu ne leen fii moom maanaam mbir aussi da nga cay nekk rek mbir da nga cay nekk dem ca avec un esprit aussi de volontarisme ba lépp fekk la ca en tout cas comme ni ko Sène waxee on est en plein dans les préparatifs pour la deuxième édition parce que comme ni ñu koy waxee rek 2019 on l'a tenu 2020 on n'a pas pu tenir ce festival pour des problèmes de Covid ku ne xam na ni le contexte ne s'y prêtait pas mais damay wax ni ren on est en plein dans l'organisation te it pour leeral mbir mi parce que askan wi aussi il faut ñu xam que ni Diaw Bache dafa injecter des millions dans ce projet-là. Beaucoup de millions. C'est ça en fait qui fait le charme defu ko à but lucratif parce que lépp lu mu cay jële lam ca dugal da koo ëpp fuuf donc c'est des projets à accompagner c'est des projets également à dundal ko ci dëkk bi en tout cas ci loolu la ñu toll defe naa ni bu ñu gënee ñëw ci waxtaan bi on va aborder tout ce qu'il y a comme aspect organisationnel dina ñëw ci tout ce qu'il y a comme partenariat dina ñëw ci tout ce qu'il y a ñun ak ñi nga xam ne ñoo sekk dëkk bi mooy les autorités ak bu mu ci mënti doon où est-ce qu'on en est par rapport à lépp loo xam ne également dafa aju ci préparatif donc festival des enfants du Baol édition 2022 boobu. jërëjëf Soxna Penda kooku mooy Soxna Penda nekk ci commission communication bu comité d'organisation festival des enfants du Baol seq ceeg nag Baara Ngom nekk communicateur traditionnel Baara nga nekk communicateur traditionnel bokk ci comité bi ñu organiser une première édition bii nekk deuxième édition première édition bi nag amoon engouement bu mag njaareem ñëpp wuyu si ñu waaj deuxième édition bi war a démarrer le 22 ñu di la laaj yow en tant que communicateur traditionnel loo tax nga bokk ci comité bi d'organisation festival boobu ak aussi yow nan nga gis événement boobu moo xamante ni entreprise Diaw Bache mu ngi koy dérouler à Diourbel. jërëjëf Sène jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci réew mi ak bitim réew ci leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di wax ne li nga ma laaj dinaa ci sa war a tontu di Baol nag suñu jógee ne festival des enfants du Baol ngay Baol ñu coopté la ci communication bi
yaakaar naa ne da ngay sawar dootoo nelaw ndax mu jag rek ak mu baax di la gërëm di gërëm le promoteur Diaw Mamour Diaw di gërëm ki nga xam ne mooy coordonnateur bi di Souka Diop waaye di gërëm Ajaratu Penda Cissé comme ni mu ko waxee Diaw dëkk bi daf ko ameel njukkal ndax li tax mu ameel ko njukkal dafa génnul dëkk bi jëm fenn te luy yëngu ci dëkk bi rek loxol Mamour Diaw baas ma nga ca macha allah wax nga ko léegi Adja Penda boo demee ci entreprise Diaw Baas yaa nga fekk ñoo xamante ni vraiment Diaw moo tax ñu ànd ak moom di liggéey bu weer dee ñu mën a yóbbu seen kër loolu nag mooy développement mu dem ba mu yàgg boo déggee ci biir waxam mu xam ne am na lu amul njaareem ca ndaw ñi bëgg ko mais mag ñi bëgg ko damay wax ne festival bi du fo première édition bi passé soo ñëwee benn fan ñaari fan ñetti fan nga ñëw Bawal ñëw fii ci Diourbel en face poste bi gis festival bi gis foire bi gis lépp loo xamante ne nit doomu aadama daf koy soxla ku koy jaay bénéficier nga ci taximan yi transport bi bénéficier ci moto yi jakarta yi bénéficier wu ci kenn ku nekk nga yëg ne dëgg-dëgg am na lu am ci dëkk bi ca musu caam muy lan muy foire te li ko andi nag mooy festival bi yàlla ak Diaw Baas entreprise Diaw Baas jërëjëf deuxième édition seen ñu di ko waajal le 22 incha allah décembre yàlla ñu ci yàlla yóbbu entreprise Diaw Baas yi ci invité nag kuy bool nekk ci biir réew mi wala nga nekk ci bitim réew waaye Diaw damay félicité nag dëgg-dëgg nag partenaires yi ndax partenaires yi xam nañu yëg nañu li ngay def xam nañ ne lu développé dëkk bi nga bëgg ñu daw ànd ci ak yow loolu su ko dina ci ñëw daf ci tàmbali ci benn ñaar ñett waaye du ñu bàyyi kenn ndax jaral ngeen ñu dëgg-dëgg nag fésal nag li ngeen def parce que nelawutu leen jël ngeen lépp lu ngeen am ak seen taxawaay ngir fésal dëgg-dëgg Bawol Diourbel ci festival bi kon Diaw loolu incha allah su ko dina ci ñëw waaye jërëjëfati Diaw Adja Penda Diaw li tax ma wax ne jar na gërëm bu baax festival bi dafa beddiwul kenn ku beddee ku yaa beddi sa bopp ku Bawol ñorut bi mu la wooyee ngir festival bi ñëwoo yaatee sa bopp bul ñëw waaye dafa am ku baax sëñ Amdi Khady Fall dane ku bëgg a dem da ngay ànd ak kuy dem fii ay dóorkat newu fi li fi ne mooy luy suqali Bawol ca loolu rek ngay doxal moo tax nga woote ko yàlla nañ ciy egg yàlla ñu dem ba du xaj fii d'avant poste nag lay nekk incha allah le 22 lay doon incha allah di nga dégg danañ dugg ci programme bu ci kanamee ba ma dellu siwaat waaye dama wax ne bawul kenn ndax li tax bawul kenn bis bi dafa am parrain di bàyyi bis bi dafa am marine di yaayu bis waaye taxul mu yem foofu képp koo xamee da ngay doomu njaareem ca bi mu la tàllalee loxo wan li muy bëgg a def daw nga ñëw rek Diaw dafa jël nag bis cërale la ko ngir bañ a bàyyi benn bool loolu yaatal la ci sama papa dafay wax ne baara lu am rafet su amuloon mën naa ñaaw kon foofu laay wàccee suma kàddu jox la ba dellu si waat jërëjëf sëñ Bara Ngom nekk communicateur traditionnel bokk ci comité d'organisation bi yor communication bi alors dina ñëwaat ci Diaw ci kanam ci programme bi lan moo tax ñu tërale ko noonu mais bala ñu ñëw ci loolu dina ñëw ci ndax ku xam Njaareem xam ne c'est le berceau du mouridisme c'est une ville aussi fortement religieuse donc te festival bi nañ ko démarrer ci tari alxuraan ak concours tari alxuraan benn partenaire yi mu nekk Babacar Djigo nekk responsable fee ci résidence Khadimou Rassoul mais bala ñëw ci moom dañu ñëw ci Diaw Baas Mamour bi nga xam ne mooy président directeur général entreprise Diaw Baas Mamour ñu nga gis ni nga programme yi xam ne ñoom ñoo commencé nekk programme alléchant mais aussi il faut dire que ñu ngi ci ay politiciens yu bëri yoo xam ne ñoom ñoo parrainé journée bu ne est-ce que ragal leen ngeen dem politique bi gis ci objectif premier bi nga xamante ni moo taxoon très festival. waaw jërëjëf Sène defe naa ne ñun li ñu si gën a ñor bokk na surtout lenn balaa ñuy àgg si politiciens yi nga xam ne jël nañu journée muy mu booster économie dëkk parce que kenn ku nekk xam na ne Diourbel doon na dëkk boo xam ne nii économiquement doxul mu koy faral di wax toujours
bon kenn ku nekk jàpp na ne kenn du ñëw di la defal sa dëkk doomi dëkk bañ dëkk ñooy commencé kenn ku ñëw mën leen a gunge man ba ma juddoo ba léegi nii laay gis Diourbel mel ci wàllu économie kon kenn ku nekk di nga jéem noo poussé bañ xalaatee festival bi man dama naan foofu xale yi ñor na ma yeneen yi muy àndal ñor na ma mais nu pousse économie dëkk bi daf ma gën a ñor parce que démb rek maa ngi koy wax mu toogee benn kilifa ma ne ko képp koo xam ne nii sa njaboot génn na muy ay tout tànk foog nga ànd ak moom gunge ko te defe naa ne boo xoolee dëkk bi nu mu toll xale yu bëri buñ génnee njaboot gi ànd waajur yi ànd si lépp loo xam ne soxla nañ ko si yëngu-yëngu wala si wàllu leneen pour génn ko si wàllu foire dinañ ko atteindre loolu tax na am nañ si yaakaar lool par rapport ak festival bi comme parrain yi nga wax c'est-à-dire que Diourbel dafa doon dëkk boo xam ne nii du benn kilifa rek fi ne bëri na ay dër bu bokk daje sant yàlla nag ba nga xam ne kenn ku nekk jàpp nañ ni boo si amee jour ce jour di nga ko mate ba mat sa bokk si na kenn ku nekk da ngay bëgg saafanteeg population bi ñoom ñëpp duñ leen bokk boole parce que boo leen bokkee boole ku nekk la nga am yéene saafanteeg population mën naa ko des képp kuñ dem si yow waxtaan ak yow ba nga nangul ni sa diggante xale yi moom la ñuy jël teg suñu kanam ak diggante population parce que nag mënoon nañoo jël am di nag yéen a def mënoon nañ koo def waaye nag ànd seeg bu delluwaay waaye nag ku am kuddit mën naa am doo lakk te buñ ànd ak ñoom ñu gunge ñu si liñ soxla ñoom développement Diourbel moo leen ñor te ñun jàpp nañ ne ñoom la ñuy gunge si développement Diourbel kon boog lépp loo xam ne nii mën nañ ñu leen si xaar pour lenn ku nekk yor nga njaboot xale yi dong nga tax ñuy def économie Diourbel avancé moo tax ñuy def damay war a xool si ñaari mbir damay faral di wax toujours ne Kaolack xëyul rek mel na mel fe FICCA am na fu mu jaar am na si loxo yim jaar ba tax léegi daa ngi dégg foire internationale FIDAK aussi même chose nga dem festival jazz Ndar wala yeneen festival kon saa yi njaareem bu fekkee am nañ lenn loo xam ne ñu ngi si nabi di xool benn vision bu sori nan ñaan yàlla lii bañ a yem si FEB rek na yem si FIBA ñu jëm festival international des enfants du Baol loolu am nañ si yéene loolu li ñu si mën a gunge population bi gaañu ñu si jàppale mais surtout autorités yi ñu ngi leen di xaar si fànn yëpp nag ñu ngi leen di xaar si xalaat xaar si moyen xaar si gunge xale yi parce que nag buñ koy def ñoom ñoo tax population bee tax waaye xale ya donc balaa ngay avancé dinaa dugg foofu parce que da nga wax benn aspect bu am solo mooy est-ce que l'aspect politique du jël le dessus par rapport au festival des enfants du Baol dama lay rassurer ñëpp parce que xam lu tax comme Diaw Ba yu mu ko waxee sànq même par rapport au partenariat on a voulu tisser large parce que tey jii mënoon nañoo jóg ni Dame Diop mooy suñu parrain soxna Karima Mbacké mooy suñu marraine yemale ko foofu mais en allant plus dans la réflexion dañu ni chaque leader au niveau de Diourbel nañ la jagleel benn bés te El Hadj Baara ak Souka ak ñoom ñëpp wax lu am solo mooy caña nangoo bokk ñëw bëgg a jël jour nga xam ni ñoom la ñuy jël dinañ leen tàqale quelquefois ak la ñuy liggéey parce que ñun loola moo ñu soxal mu wax aussi lu am solo ñu doon xaar nag toutes les autorités ci jàppale entreprise Diaw Ba xam nga lu tax maanaam li muy def kenn ku ci ne ci ñoom daf laa waroon kenn ku ci ne def fi une innovation de taille muy festival des enfants du Baol wala lu ni mel dalaa waroon yow en tant que autorité parce que ba ñuy dem di ko politique ak di ko ñafe waa dëkk bi ñoo leen ci jàppale woon ba ñu demee bañ takkal leen domboy tànk yi dañuy ñëw nag ci biir fii ñu ko doon lijjantee ak fii ñu leen ko doon fale ak fii ñu waxante woon ak askan wi bañ jox leen ko ñu ñëw nag dëggal fi seen bopp te nañ fiy dëggale seen bopp ak nañ fiy delloo njikkal askan wi mooy ku jóg di def loo xam ni da lay leer ni Diaw Ba du dugg ci ay chiffres mais man en personne xam naa ni il a dépensé plus de 20 millions ci lii te am na loo xam ni sotteegul ba foofu la ñuy waxee ni autorité yii la ñu yor
man dama cee bokk man Penda waa résidence bi bokk ci journaliste yi bokk ci ñëpp bokk ci te ku ci ne nag nit ki bësam rek la am nag te ko cay jàppale rek mooy ka nga xam ne nii moom moo koy defal nañu wàcc jàppale festival des enfants du Baol parce que dafa ñor te dañ leen ciy xaar nag te di leen fàttali tamit nii parce que des fois wax ji dina naqari mais dañ leen di fàttali ni loolu ñu yor ñoom ñun dañ cee bokk donc c'était un aspect très important bu ma bëggoon a gën a parce que tamit jaw bindoo na noo xam ni yàlla maanaam li may wax naan bu liggéey bi baree rek jaw la mais bu wax ji baree même bu fekkee ni ça le concerne directement mënta nekk jaw parce que nit ku nekk ak na la yàlla moo ñaaleel mais dañuy wax ni festival des enfants du Baol mi ngi xaar les autorités de cette ville pour ñu jàpp ji parce que c'est vrai que injecté na ci des millions mais il reste des choses à faire et on est au dernier tournant on est dans les préparatifs dans les derniers réglages et dafay baax aussi ku ci nekk ci autorités yi ñëw dëggal sa bopp xam la ni festival des enfants bi ñor na la approprié ko moomal sa bopp xam ni bu baaxee yow la baaxal mais également bu bonee dinañu bonal ñun mais également dina law ba teqale ñoom autorités yi. jërëjëf sama Penda je pense que am na solo d'autant plus que en tout cas su que ñi nga xamante ni lim na leen fi muy ay autorité politique ak homme politique nekk à Diourbel dégg nañ si ñoo xamante ni mouvance présidentielle lañ bokk. dégg nañ si ñoo xam ne aussi opposition lañ bokk. ça veut dire que donc entreprise Diaw Bass moom yaakaar naa lay tëddee. donc moom maanaam farul ak ñi nekk si liggéey farul ñu nekk moom njaareem a ko ñor njaareem lay liggéey. alors ñu ñëw suñu partenaire premier partenaire bi nga xam ne yéegal nañ ko muy Babacar Djigo nekk responsable fële ca résidence Khadimou Rassoul Babacar ngeen ñëw ànd ak Diaw Bass ci festival des enfants 22 lay def bu bëggoon nga présenter brièvement rek ce établissement ensuite yow lan moo tax ngeen ñëw ànd ak Diaw Bass ci événement bi. auzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim gannaaw ba ñu sant yàlla dañuy julli si Yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi toog fii ci xalaat bi waaw di jiital ci nuyu bi nag ki nga xamante ni moom mooy Diaw parce que li mu def nii tuuti bu festival bi jamono ji jàpp naa ni ñu ngi koy déglu au niveau national parce que tey ñi nga xamante ne sax nekkuñu Diourbel dañuy def ay appel di xamal nit ñi ne dinañ ñëw fii festival voilà te moom it il mérite d'être soutenu parce que li mu def nii jàmbaar dëgg moo koy def résidence Darou Salaam nag doomu dëkk bi moo ko def fii muy Khadim Sylla li tax mu def ko aussi mooy tumuranke gi Diourbel tumuranke woon wàllu dëkkuwaay wala fanaan pour gan ñi tey boo xoolee Diourbel bëri na ñoo xam ne bu ñu fi ñëwoon séminaire wala lenn bu ñu waree ñibbi pour fu ñu fanaan dañuy dem ay Mbour wala Thiès la ñuy dem moom nee na loolu li ko gën a naqare loolu ci la bokk bu mu créé résidence bi. parce que boo xoolee chômage peut-être bëri na fi mais d'une part mu ngi wàññeeku par rapport ak avant te li ko wàññi mooy ay bonne volonté yoo xamante ni dara ñoru leen lu dul avancement wu dëkk bi. voilà loolu tamit nag dafay jar bàyyi xel parce que tey bëri na acte yoo xamante ni bu ko nit dee def sax yow da ngay yaakaar ne am na lu mu ci séentu mais nit dina def rek pour dëkkam kese. parce que tey benn ci suñu patron moom tey lii mu investi li ci ëpp solo boo xoolee njëriñ bi pour waa Diourbel kese la. sagu Diourbel loolu la ci séentu. voilà jërëjëf Babacar donc je pense que leer na alors léegi li ñuy def mooy yëgalaat suñu beneen deuxième partenaire ñëw continuer waxtu fàttali rek ne yéen a ngi suivre seen plateau ñu jagleel ko festival des enfants du Baol mu war a commencer le 22 décembre war a jeex 31 décembre incha allah rabbi jërëjëf donc comme ni ñu leen ko waxee tey yégal na ñaari partenaire muy C1000K nga xamante ni DJ Ange moo ko représenté ñëpp xam ko Diourbel ak aussi Asadab nga xamante ni Mor Thiam moom moo ko représenté alors dañuy ñëw ci C1000K d'abord DJ Ange ngeen nekk benn établissement boo xamante ni ñëpp xam nañ ko ci njaareem ñu yëngatu ci mbirum lekk ak yu mel noonu alors ngeen ñëw pour accompagner Diaw Bass ci événement bi nga xam ne mooy festival des enfants bi alors ñu bëggoon a xam yéen en fait seen structure ci lu muy yëngatu ak aussi lan moo tax ngeen gunge Diaw Bass ci événement bi. voilà salaamaaleykum mbokku internautes yi ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di am mbégte loolu ci teew ci plateau bi nga xamante ni moom mooy
wane ni deuxième édition bi mu ngi annoncé wu ñu fas yéene ko ànd ak entreprise Diaw Bass muy festival des enfants du Baol di ci féliciter d'abord le comité bi nga xamante ni ñoom ñooy piloté liggéey bi nga xamante ni yombul te boobu ak léegi ay weer daanaka at ñu nekk ci rien que pour Diourbel am beneen xar kanam rien que pour Diourbel à chaque fois muy affiché au niveau international loolu c'est à féliciter dañ ciy féliciter aussi vraiment seen président directeur général Mamoun Diaw ak comité bi ñëpp ñoom Souka ak Yaay Cissé Penda Cissé ñoom ñëpp vraiment Père Bara Ngom ci liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy def muy scénage boo xamante ni képp ku ci teg sa bët da ngay xam ne lii ñi ci nekk c'est des responsables très engagés et que li ñuy def tamit lu ñu maîtriser la ndax événement bu doy nii ak envergure bu mu am nga lijjanti ba initier ci la population à ce que ñu am ci gëm-gëm ba daanaka fi mu nekk nii parents yi fi ne muy Diourbel Bambey Mbacké ba ci Dakar ñëpp dañuy nekk di ko waaj pour la réussite de cet événement kon loolu dañ leen ci wax mention spéciale. Voilà ma ñëw fi nag en tant que le représentant du complexe Milka muy complexe boo xamante ni fi mu nekk nii mu ngi def 6 jàpp jëm ci 7e mois am di complexe boo xamante ni vraiment ni ma koy waxee rek ki ko fi def ndaw la waaye itam ndaw bu jëkk njaareem la parce que yëg-yëg gi mu am ci njaareem tax muy génn di dem ci biti di xool loo xamante ni da ko fay gis te amul fii mu ni faw mu initier ko fii pour permettre à la population ñu am une possibilité pour mën a dem à la découverte de lu bare ci côté yooyu noonu. complexe bi nag ni ma leen koy faram-fàccale rek complexe la boo xamante ni am na fast food, am na boulangerie, am na pâtisserie, am na supérette, voilà ak restaurant. te am na ci tam aussi vraiment benn service traiteur boo xamante ni day déplacé wu di dem un peu partout parce que nekkatuñu rek di service traiteur bi di liggéey pour Diourbel mais ñu ngi dugg sax ba biir Dakar googu nga xamante ni daanaka nit ñi jàpp nañ ni sax complexe Diourbel yi amuñu fa accès ñu ngi liggéey ak ñoom. lépp loo xamante ni fi mu nekk nii séminaire la ak yu ci bari ay dîner de gala. yu ci bëri ba ci mois de décembre bi am nañ ci yu bëri yoo xamante ni suñu service traiteur ñoom ñooy déplacé wu dem def li nga xamante ne moom mooy mise en place bi jëm ci lépp luñ fa war a lekk. kon complexe la boo xamante ni tam aussi vraiment cadre bu spécial la ndax li tax mu spécial boo fa duggee mën nga faa ànd ak ku ne tey jii bu la ab ministre seet woon bu la neexee nga yóbbu ko fa ndax cadre bi. y a la climatisation wifi gratuit ay fauteuils yu nooy yu neex macha allah ba képp ku fa ñëw doon kilifa boo fa ñëwee di nga gis sa bopp lekk bi set na ay professionnels ñoom ñoo fa nekk yoo xamante ni vraiment ñu ngi initier aussi ay doomu njaareem ci côté professionnalisme boobu ndax suba wala gannaaw suba buñ gisatut ñooñu li ñu def ci doomu njaareem yi ñu desee loolu ñun mën koo savourer bu baax a baax. li ñu andi nag ci li nga xamante ni moom mooy festival des enfants du Baol bi structure lañu. sunu président directeur général nekk entrepreneur bu gëm Diourbel waaye itam ku gëm Diaw Bass ndax ñoom ñaar dañu bokk ay objectifs seen objectif lenn la mooy le développement de Diourbel gis-gis googu nag mu ci am moo tax mu ne lépp loo xamante ni daa touché ci développement wu Diourbel moom Malick Seck sunu président directeur général du ci seetaan da ciy ñëw jàpp ci côté yëpp leneen li ci des mooy incha allahu rabbi durant li nga xamante ni moom mooy festival des enfants du Baol bi ñun itam prévoir nañ indi ay stand yoo xamante ni dañ koy def fii lépp loo xamante ni ci lekk la jëm lu nit ñi di xaar muy façon lekk bu mu mënti doon lekk tubaab comme lekk bu mu mënti doon yi nga xam nit ñi miin nañ ko ak yeneen yoo xamante ni bëgg nañ ko découvrir ak lu jëm ci naan ak lépp ak ay fruits yëpp fas yéene nañ ko fee andi pour li nga xamante ni mooy nit ñi fiy ñëw bu ñu ñëwee du ñu namm dara ku bëgg a lekk di nga lekk ku bëgg a naan di nga naan ñu may leen possibilité ñoo am cadre Milka fii ci centre ville bu Diourbel. En tout cas en grosso modo je pense que ni loolu noonu laa amoon ci loo xamante ni mën naa ko wax de par ma voix ci sunu ndigalu président directeur général. jërëjëf Didier Ange Mor ñu ñëw si yow mi nga xamante ne yaa fi toogal. ASADAP ñu bëggoon nga wax ñu yow itam. yow ci lan ngay yëngatu sa en tout cas sa établissement sa entreprise ci lan lay yëngatu ak aussi lan la ñu mën a xaar ci yéen ci festival bi des enfants bi nga xamante ni mu ngi démarrer le 22 décembre. jërëjëf a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim seen ñu ngi lay nuyu
ñu ngi lay fay. di nuyu suñu jigéen Penda Sukka ñu ngi lay nuyu baax ak établissement Milka ñu ngi koy nuyu di nuyu suñu grand Bara di ko jox wàccuwaayam di nuyu directeur général Diaw Bache di ko jox wàccuwaayam di nuyu Sénégal yëpp di nuyu adduna bi yëpp parce que ñun yaakaar naa ne ak internet yi jotaay bi ñëpp ñu ngi koy déglu ñëpp ñu koy seetaan vraiment di ñëw ci suñu lu tax ñu am participation pour ci festival des enfants ñun ay ndaw lañu ak ay mag nekk ay artisan parce que ku wax Diourbel na dëkku artisanat kon waruñu ma def festival di Bawol ñun ñuy artisan wax dëgg yàlla toog ne duñ si participer parce que gis nañ ne établissement Diaw Bache depuis mu sosu fii si Diourbel yaakaar naa ne def na fi liggéey bu am solo boo xamante ni woote dara waa Diourbel di ko seetaan rawatina ñun secteur bi ñu bokk muy artisanat suñu association bi nag ñun association la ñu yore collectif pour le développement des artisans du Bawol moo signifié ACEDAP parce que dafa boole ay corps de métier yu bari yoo xamante ni foo laal rek si métier si Diourbel ñoom ñoo regroupé wu taxawal benn association pour xàccandoo dóorandoo gis na ne nag bi liy taxawee Mamoun wax ñu ko pour signer une convention ñu am secrétaire général Madiaw Sall maa ngi koy félicité man président bi la moom moo doxoon lépp ba signé convention bi ak équipe bi mu àndaloon vraiment muy lu am solo parce que ñu structuré woo kenn ku nekk dañ la bàyyi jox la sa cër nga jox dox la nga war a doxal festival bi nag ñu dañ siy ñëw mais ñëw ñu si pour wut xaalis dañ siy ñëw pour wan suñu produit adduna bi yëpp te kii festival bi may ñu occasion ñu mën ko wone mën a fexe ñeneen ñi nga xam ne ñuy artisans yi si biir di ay couturière di ay menuisier métallique di nga xamante ni ñooy defar ay dàll ñoom ñëpp mën a ñëw am occasion nag seen stand yi wala seen produit yi ba ñu xam ne Diourbel dëkk artisanat la vraiment loolu mooy li nga xam ne moo ñu tax ñu dugg ci ba pare it li ñu si gën a neex mooy dañu may occasion festival bi bañ mën a wane sunu logo kon loolu c'est important waaw loolu festival bi établissement Diaw Bache moo ñu may occasion boobu loolu bu la may occasion boobu nag loo ko jënd jar na ko te yaakaar naa ne Mamour yàgg na fi si Diourbel man ba ma koy xam du tey vraiment homme de développement la mën naa wax lu bëri fi ñu commencé liggéey maanaam boo ko gisoon tey bu ñu ne Mamour moo agsi fi tey da ngay xam ne royuwaay la moo tax lépp lu mu ñu woo rek dañ ci ànd mais ñu gis na nag ñu ko seqal vraiment ñoom it ñu xam nañ si dëkk bi yàgg na naa tudd kenn rek muy soxna Penda Cissé nga xamante ni doomu sëñ Mor May Cissé la ba ma koy xam man dañ daan ñëw dem seeti ko pour kër papam ñu ñuy bindal ci affaire ñaawtam xarit yaakaar naa loolu am solo la kon ñooñu ak ñi ko seq ñëpp ñu am solo lañu en tout cas am nañ mbégte bokk ci festival bi am nañ mbégte indi suñu produit yi incha allah dañ ko indi te nag ndaw ñi liñ bëgg a gis ñu gis seen bopp incha allah rek jërëjëf Mor Thiam Sadap jërëjëf Didier Ange bi nga xam ne moo fi représenté aussi yoon ci Milka jërëjëf ñu ñëw ci maintenant egsi nañ ci cappaandawu plateau bi comité bi ñëwaat toog encore ñu def benn tour de table rek pour d'abord ñu jox Diaw mu wax ci journée d'ouverture bi parce que le 22 lay commencé jeex le 31 waaye le 24 mooy doon cérémonie officielle bi peut-être nga ñëw ci cérémonie officielle boobu rek ba pare dal di def benn lancer benn appel rek ñu def tour de table rapidement rek en 2 minutes. voilà jërëjëf Sène defe naa ne le 22 lay festival bi commencé chaque jour am ku kenn lañ ko jox mais jour cérémonie ouverture bi mi ngi doon le 24. le 24 ñu ngi si xaar ñëpp di journée boo xam ne ñu ngi si xaar le ministre Dame Diop ndax kenn ku nekk am nga jour waaye bokk na si jour le 24 luñ ko jagleel si mbiram ak ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ñu jàppal jour yëpp waaye nag ñu ngi si woo ñëpp di si woo population Diourbel yëpp di si woo képp koo xam ne festival des enfants yaa ngi koy xaar te ñor na la. sëñ Bara si xaar tout le monde. sëñ Bara. waaw jërëjëf Sène jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan festival Bangok le 22 lay commencé di jeex le 31 décembre
jour bi nga xam ne mooy cérémonie ouverture bi incha allah di vendredi le 24 décembre ci njiital le parrain de festival parrain bi nga xam ne mooy parrain festival bi di le ministre Dame Diop di jiitu wax nga ko di ñëw ànd ak ay collègues ministre am fas yéene ñëw ci cérémonie ouverture bi incha allah waaye bul fàtte ki nga xam ne mooy Pape Amadou Ndiaye ministre de l'artisanat waaye bul fàtte ki nga xam ne mooy Ablaye Diop mi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci wàllu culture nga xam ne incha allah yaakaar nañu ne bu dara taxuwul danañ ànd ak ki nga xam ne mooy parrain de festival bi le monsieur Dame Diop ñëw ci li nga xam ne mooy cérémonie ouverture bi le 24 di ajjuma waaye nag cérémonie ouverture boo wax nañ ko Ajaratu Karimu Mbacke nii ki sama ginnaaw nga xam ne mooy la marraine de festival nga xam ne moom it ci cérémonie ouverture bi incha allah dina ñëw ànd ak si Dio groupe waaye daal Mamadou Sène ku wax festival bi da ngay wax nag wax nga dëgg léegi partenaires yi waaye ku wax festival bi da ngay wax nag direction de l'emploi waaye ku wax festival bi da ngay wax nag Daaru Salaam mi ngi fi léegi jóge na fi ku wax festival bi da ngay wax ki nga xam ne mooy Sène Malick Sène Milka di Malick Seck ku wax festival bi da ngay wax ki nga xam ne nag mooy si Dio groupe nekk ñu am solo waaye see xujja bokk si Asadab ñoom ñi nga xam ne ñoom ñëpp invité nañ leen nga xam ne wax naa ko ci tàmbali bi dañoo yëkkati woon seen lépp jóg taxaw xam li Diaw di def ñu jóg ñoom ñëpp ànd ak moom ngir incha allah buñ ci eggee Diourbel am ndam Bawol am ndam xale yi bég mag ñi bég ñaay mi génn foire bi génn kon daal bis baa ngoog festival baa ngoog incha allah le 22 ba le 31 monsieur Sène. soxna Penda looy tëjee. waaw lu gàtt laay tëjee ginnaaw bi ma santé ñëpp gërëm ñëpp mais aussi defal mention spéciale la presse. parce que defe naa ni ñoom seen taxawaay ci décor dëkk bi dafa incontournable. te loolu yow doo ma bàyyi ma kii. li may tëjee mooy festival des enfants du Baol lépp ñëpp la lu ne ku ne da caa nekk nen la boo xam ne dañ ko fas yéene mayonnaise ku nekk diw Diaw Bache jël na am na nen yi am na sax soble si am na diw également mais nañ ñëw defle ko ci poobar ak ya koy safal ngir mu jëm kanam festival des enfants du Baol rendez-vous est pris le 22 du 22 au 31 fii ci buntu préfecture bu Diourbel ñu ñaan yàlla mu yóbbu ñu ci jàmm ak salaam. coordonnateur Souka looy tëjee. merci damay anticiper di gërëm le comité d'organisation ñi nga xam ne si wax fa dëgg yàlla maanaam amuñu seen pay parce que muy noor muy naaj muy guddi à chaque fois ñu ngi mobiliser pour que festival bi jaar yoon. di remercier aussi ñëpp ñi nga xam ne si équipe bi Diaw Basse la parce que dañuy wax ne feccam liir bu neexee ndey jaay mbagg ya parce que ñun lii ñu man di ko def bu ci waa Diaw Basse équipe bi Diaw Basse yi nga xam ne si ñoom ñoo fay nekk moo xamee ca chauffeur ba ñay dem di décorer ñi nga xam si ñoo électricité ñëpp ñi nga xam ne si l'équipe de Diaw Basse parce que gis nañ festival bi passé gis nañ seen taxawaay te ñoom ñoo ñu gën a parce que dafa am ñu nga xam ne si peut-être dañuy fës rek ci kaw mais am na ay hommes de l'ombre ñoom bokk na ci ñi nga xam si les hommes de l'ombre di remercier aussi la presse parce que ñun mënuñu fay waa Diourbel parce que man en tant que coordonnateur bis bu yàlla sàkk sama téléphone day sonné ñu nga xam ne si danaan ma man de damay engagé wu naa ci festival bi te duma ci séntuwuma ci dërëm loolu aussi ku ko defee gis nañ ne ñoom li ngay def waa dëkk bi gis nañ ko amal nañ ko njëriñ te kenn ku si da nga engagé volontairement sans pour nga attendre dara loolu nag amuñu seen pay mais loolu aussi permettre nañu à ce que le comité d'organisation ak Diaw Basse mi nga xam ne si moo organise festival bi à chaque fois ñu gën a am courage pour kii parce que festival bi njëriñ Diourbel comme ni ko Baara waxee képp ku nga xam ne si dëgg nga ci dëkk bi rek moo xam ci secteur boo mën a nekk rek da nga ci gis sa bopp te loolu bi ñu defee festival bi passé gis nañ résultats yi te yaakaar naa ne ren jii lay gën a raw parce que gis nañ engagement bi nga xam ne si moom la population yi jóg jël ko ngir festival bi donc ñu doxee rendez-vous le 22 ba le 31 à partir du 22 ba le 31 décembre fii ci Diourbel vraiment merci. Mamadou Sène di gërëm nag monsieur le gouverneur la région Gorgui Mbaye waaye di gërëm it monsieur Ibrahima Fall di préfet département seen taxawaay seen yaatal seen jëf dafa am solo waaye di gërëm it population Diourbel juste la presse wax nga dëgg Ajaratu Penda waaye Ajaratu Penda Pape Fari Sey taxawaayam xam nga mi ngi ci ginnaaw waaye nag mi ngi ci kanam ca mi ngi ci dëkk bi mi ngi ci dëkk bi waaye nag di gërëm it Serigne Ahmadou Mbacké sëriñam nga xam ne incha allah fas na ci yéene maawul hayaati fas na ci yéene teew ndax bis biñ ko ubbee di bisu alxuraan bisu jàng alxuraan xale yi daje jàng
muy bis boobu nga xam ne lépp Sayer Diop nag moo doon moom bis boobu. Soxna Daba Falilou. ak Soxna Daba Falilou Mbacké ak kilifa yi ci dëkk bi yëpp ñu ngi leen ciy woo. xam naa daal dañu lay delloowaat kàddu gi. Mamadou Sène. incha allah rendez-vous daal le 22 la. ba le 31 décembre ñu ngi woo ñëpp bawuñu kenn. jërëjëf mbokk yi loolu mooy période bi donc ñu ngi leen di xaar devant la poste à partir du 22 au 31 chaque jour ku ñëw fii ci poste bi di nga bég comme ni waa Ndakaaru di fêter Noël comme ni waa Thiès di fêter Noël comme ni àdduna bi yëpp di fêter Noël incha allahu rabbi. waa kon bu kenn dellu ginnaaw fi réew mi tollu bàyyi bu warul génnoo bu kenn dellu ginnaaw fi réew mi tollu bàyyi bu warul génnoo waaye jàmbaaroo jàmbaare ñu ne foo mën a tollu waxal sa waar bu kenn dellu ginnaaw fi réew mi tollu bàyyi bu warul génnoo jàmbaaroo jàmbaare ñu ne foo mën a tollu waxal sa waar jàmbaaroo jàmbaare ku ne wala di nga féete ji ci fulla déggil fayda dundee jom ma ni ku ne wala di nga féete ji ci fulla déggil fayda dundee jom ouvrier baykat sàmm ni nappkat daan doole Sénégal ñu ñoo di askan wi sonn nañu ñu ngi leen di wóoloo